déglooti sunu kër FM seeni kër laa mën déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaañi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa sunu rajo laa déglooti sunu kër FM allo seeni kër laa allo asalaamaaleykum suñu mbokk auditeurs yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen xamal ne tey jii dañu ñëw ci émission WACP fii ci sunukër.com pour waxtaan ak yéen tey ci lu jëm ci social media ñu koy def nag pour parents yi ñoo ngi sant yàlla suñu borom bi bu baax bi mu ñu mayee tey ñuy ñëw fii di def émission bi mu nekk émission boo xamante ne bi vraiment bëgg naa parents yi partager ko parce que vraiment lu jar a déglu la parce que ñun ñëpp wax nañu am une idée ci social media donc maa ngi sant suñu auditeurs yëpp gannaaw bu ñu sant yàlla suñu borom bi pare j'espère que yéen a ngi may dégg voilà ñoo ngi sant yàlla suñu borom bi mu ñu mayee tey ji ñu ñëw fii di waxtaan yéen tey ci social media bi di sant suñu auditeurs yëpp nag ci toog bi ngeen toog tey di ñu déglu à chaque fois yéen a ñuy pousser pour ñuy def ay research pour mën leen a andil ay yu xew ci jamono yi yoo xamante ne yi vraiment dinañu ko mën a waxtaane partager ko ak suñu mbokk yëpp fépp fu ñu mënti nekk au niveau du Sénégal et partout dans le monde loolu moo tax tey ñu toog fii man ak sama xarit di sama co-host di madame Samboura Biétou Ndaw soo damay bàyyi moom mu nuyonte suñu mbokk auditeurs yi bu pare après ñu soog a continuer nag wax leen tey lan la ñuy waxtaane ci social media bi. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal àq di leen baal yal nañu yàlla boole jéggal di sant suñu borom bi mu ñuy dellusiwaat bi mu ñu mayee ñu ñëwaat ci talaata bii nii mën a jokkoo ak yéen waxtaan ak yéen comme ni ñu koy defee semaine bu nekk incha allah donc ñu ngi leen di sant di leen sargal di leen ñaanal yéen ñi nga xam ne aussi yéen a ngi bàyyi seen temps yëpp ñëw toog di déglu émission bi donc émission bi ñu jëmale ko rek ci waxtaan rek la parce que comme ni ñu koy waxee chaque jour rek kenn gënul xam kenn mais seulement dañuy waxtaan di gën a yeewante suñu biir information yi ngeen ñuy jox aussi participation yi ngeen jox aussi ñun aussi dañ ciy jàngale donc day boo ko seetee ba set ko mu nekk rek jàng ak jàng ñun ñëpp dañuy jàng donc di sottante ay xalaat di fàttalante tamit donc loolu moo tax tey ñu dellu siwaat comme ni ñu koy defee tey di waxtaan ci affaire parents yi ak xale yi ak social media yi niñ koy utiliser ak yooyu yëpp daal donc yooyu yëpp dinañ ci dugg ci kàttanu suñu borom bi xool liñ ci mën a am
liñ ci mën a def liñ ci def ci ay research ñu bokk ko auditeurs yi bokk ñëpp comme ça ku nekk incha allah mën cee jariñu yéen aussi seen commentaire yi ngeen ñuy jox ngeen ko ne di ko def comme ça ñun aussi mu gën a élargir jàng bi ñuy jàng daal ndax yëpp jàng la rek yëpp ci jàng la bokk jërëjëf. jërëjëf madame Sambou ñoo ngi lay remercier ci participation bi di remercier Njawar mi nga xam ne moo nekk ci gannaaw production bi suñu waxtaanu tey nag social media la muy les réseaux sociaux muy loo xamante ni bëggoon nañ ñu waxtaan ci depuis longtemps mais à chaque fois ñoo ngi xalaat naka la ñuy aborder boobu sujet parce que dafa nekk sujet bu xaw a doy waar sujet boo xamante ne bi dafa spread out partout dans le monde fi mu ne ni booy wax monde bi yépp dafa booloo ndax social media mu nekk nag xéewal ay xéewal la bu ñu xamee nan lañ koy utiliser mais aussi am na ay inconvénients bari na ay avantages bari na ay inconvénients bu ñuy wax social media nag Facebook bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy gën a tudd ndax Facebook dafa commencé en 2004 le Facebook commencé Facebook am na presque more than plus de un milliard de personnes yoo xam ne ñoo ngi use Facebook mën nga ko accéder anytime fu mu la neexee mën nga utiliser téléphone from any kind of mobile device yëpp mën nga leen utiliser mu free nga dugg ci Facebook bi di xool ay information di xool ay photo di ree mbaa ngay jooy nekk na nag mbir moo xamante ne bi fi mu ne boroom xam-xam yëpp ñu ngi ciy gëstu lan lañu Facebook mën a andil lan lu ci lu baax ou bien lan ci lu bon lan la parents yi war a xam ci Facebook mu nekk ay sujets yoo xamante ne yi vraiment du ñu noppi di ci wax parce que dafay changer monde bi Facebook bi fi mu ne mu ngi changer ni ñuy xalaate mu ngi changer ni ñuy doxalee ci suñu biir kër di changer ni ñuy doxalee ci mbedd bi Facebook bi mu ngi andi ay problèmes yu bari ci monde bi mais mu ngi defar ay lu bari li muy defar sax nag moo ëpp li muy yàq bu fekkente ne xam nañ nañ lañ koy utiliser ñun ñi dinañ ci def xaalis business ñu bari ci la ñuy defee business presque mën nga wax ne presque ñu bari dañu tëj seeni boutique dem online ci internet bi ibbi fa seeni boutique parce que plus de 1 milliard de personnes ñu ngi ci Facebook bi di la xool every single time di nga ci mën a share say message mën nga ci gis nouvelle yu bari viral news yi mën nga ci annoncer say programme mën nga ci annoncer say xew donc Facebook li mu am ci ay avantage dafa bari donc nekk na loo xamante ne li aussi bëgg nañu parents yi xam comme xale yi dañu ci dugg ndax am na ay réseaux sociaux yoo xamante ne yi amul limite am na xale yoo xam ne am nañu 6 ans sax am nañu ay compte ci internet bi donc mu nekk loo xam ne parents yi wax nañu mën na gën a gëstu mën a gën a xam effectivement lan mooy avantage yu Facebook pour suñu doom yi ak naka lañ leen mën a aaree ba inconvénients yu bari du leen laal madame Sambou su fekkee am nga loo ci yokk comme ça ñu continuer. waaw Binet kooku moom actuellement ñi liñ naan Facebook dafa révolutionnise àddina fi mu nekk nii donc léegi dafa mel ni presque yaa ngi fu nekk sax Facebook tu vois dafa mel ni léegi sax jaratul sax nga jël avion pour voyager parce que li nga bëgg am yëpp yaa ngi koy am ci yaa ngi koy am par exemple ci Facebook donc comme nga wax sànq mu nekk benn créneau boo xam ne mën nga ci def lu baax ko mën nga cee def lu bon tu vois nit ñaa ngi ciy def lu baax nit ñaa ngi ciy def lu bon information yi aussi am na information yoo xam ne yu wér la mais am na aussi ay information yu fake yoo xam ne aussi foofu lañ koy jaarale xam nga donc mu nekk donc un couteau à double tranchant tu vois donc il faut nga xool effectivement yow lan nga am li nga xam ne moom mooy sa avantage bi nga xam ne moom nga am mooy comme li nga wax sànq mu économie maanaam nga ci def say annonce jaay def say annonce programme xam nga def say show pour yenn nit ñi comme ñu ni ñuy def nii tu vois waxtaan ak nit ñi donc mu am ay parties yoo xam ne vraiment dafa révolutionner information tu vois mais aussi il faut ñu xool tamit beneen côté bi tamit tu vois beneen côté bi moom mooy par exemple muy côté parents yi xam nga ni ñuy def ak xale yi ba nga xam ne Facebook boobu information yi ñu ci am ak liñ ci def day nekk loo xam dafa positif tu vois donc su boobaa nag léegi nag rôle parenting daal di dugg si nag léegi nag ñu xool nag léegi nag en tant que parent nag léegi nag nu ñuy def ba canaliser xale yi
ci Facebook bi mu bañ a dem ba nekk addiction Aminata dëgg la dëgg la parce que sociologue yu bari scientist yu bari nee nañu premier inconvénient bi nga xam ne moo nekk si Facebook mooy addiction mooy nit ñi dañu siy toog perte si temps bu dul jeex bu fekkente ne xale yi la li nga xam ne moo ñu gën a intéressé ñun si waxtaan bi ñuy waxtaan tey muy xale yi su fekkente ne xale yi la seetlu nañu ne more than 40% ëpp na more la ñu wax than 40% of xale yi am na sax yeneen research yu wax more than 60% effectivement xale yi nga xam ne ñooy use Facebook seen grade dafa wàññeeku mooy la ñu waroon a def école defatuñu ko école bu ñu nekk école bi ñoo ngi si seen téléphone yi nekk si social media bi donc social media bi ñoom business la seen business la lu ñu teg si monde bi la léegi nag fan la contrôle bi nekk au niveau des parents parce que xale bi la muy def bu génne si kër gi yow mënuloo ko contrôler mais parent bi sa responsabilité la nga toogaat sa doom wax ak sa doom wax boo xamante ne bi même bu nekkulee si kër gi dina xam naka lay user social media bi kooku mooy wax bi ñoom nee nañu social media am na ñu siy def xaalis am na ñu siy même famille yi nga xam ne famille membre yi nga xam ne sax toog nga ay fukki at gisoo leen comme ñu bokk neex baay maa ñuy seet seen yaay mbaa ñuy seen papa fii surtout si dëkk yu ñu nekk ñun foofu lañ leen di gisee donc am na njariñ mais au niveau de l'Afrique ou bien bu ñuy wax au niveau du Sénégal est-ce que ñoo ngi siy def business est-ce que parents yi ils sont en contrôle parental contrôle li ñuy wax parental contrôle est-ce que parents yi involve nañu si ne man kat réseaux sociaux yi nga xamante ne yi moo am léegi si monde bi sama doom naka lay relater ak loolu ba du ko tax del si jàngam du ko tax del si liggéeyam aussi du yàq mantantem kooku parent responsabilité parents yi la waaw te foofu waxtaane ak yéen si responsabilité parents yi gis nga bi ne responsabilité parents yooyu dafay dem ba sax dafay di yegg ba ci responsabilité éducateurs yi aussi parce que yow bu fekkee da nga nekk par exemple un professeur ou bien nga nekk un teacher maître ak maîtresse yi nga xam ne ñoo nekk école yi par exemple di jàngal xale yi ñoom aussi ils sont part of it ñoom tam ci la ñu bokk ñoom tamit they part of it parce que xale yi jàng si école ak téléphone yi yow war nga am benn policy boo xam ni ku dugg ci xale yi bu ñu xasee ba dugg ci classe bi ku jël sa téléphone di ko utiliser rek am na benn punition boo war a am tu vois man ma jox la benn exemple par exemple ñun dañu am ay training quoi every code dañu am ay training ci suñu liggéey donc nga xam dañuy dem toog classe ñu defal ay training donc ñun ñi nga xam ne ay mag lañu ay adulte lañu nekk ay parents bu ñu ñëwee dugg par exemple si classe bi teacher bi ki ñu defal training bi daf naan yéen ñëpp génne leen seen téléphone yi ñu génne ko mu leen yëpp teg leen ci table bi ñu teg ci table bi donc ku sa téléphone sonné daf naan la bu ko jël boo ko jëlee rek moom da koy confisquer automatiquement day confisquer sa téléphone ba classe bi jeex donc pour wax la ni donc teacher yi am nañu ñoom tam power boo xam ne mën nañu fexe ba nga xam ne xale yi dañu utiliser téléphone yi ci biir classe bi parce que xale bu nekk ci téléphone bi xale bu nekk classe nekk ci téléphone am mais kooku jàngul kooku du xam li ngay wax yow en tant que teacher li ngay jàngale xamu ko parce que benn xel baa ngi ci yow benn xel baa ngi ci téléphone bi te ñaar yooyu ànduñu xel mënul jàpp ñaar donc ni parents yi amee responsabilité noonu la éducateurs yi aussi amee responsabilité parents yi bu fekkee yow sa doom dafa nekk tout le temps ci téléphone bi mu ñëw war a jàng mais jëlal téléphone bi nga confisquer téléphone bi confisquer ko ba mu jàng ba pare nga doog ko jox te même boo ko koy jox aussi am na yoo xam ne mën nga ko contrôler mais yow bu fekkee mënoo contrôler sa doom ci téléphone use mais bu ko jox smartphone parce que lam cay def doo xam lan la conséquences yi muy indi aussi doo xam lan la tamit donc parents yi il faut ñoom tam ñu mën a contrôler seen doom ci côté boobu tamit
donc loolu dina wàññi yenn danger yi ci social media parce que actuellement nii boo seetee social media bi net dañ ni étude bi ñu def dañ ni 60% millénials yi mooy xale yi seen information seen source information ñu ngi koy jël ci social media mais loolu dafa high mais donc xam nga loolu donc boo ko canaliser rek moo ni musiba soo ko canaliser moo ni musiba moo tax en tant que parent il faut ñu xool nu ñu war a def pour xool loolu nu ñu ko mën a canaliser parce que révolution la mënuñu ko téye mais war nga ko mën a limiter très bien limiter en prenant des mesures xam nga man ci côté boobu noonu laa ko gisee quoi dëgg la parce que li ñuy wax social media comme rek nit ñi nga xam ne dañuy tux cigarette mënuñu bàyyi mbaa nit ñi nga xam ne dañuy naan mbaa dañuy utiliser drogue li nga xam ne moo nekk ci substance yooyu nga xam ne mooy tax bu ñu xiifee mbaa bu ñu ci nekkee duñu contrôler seen bopp duñu déggati booy wax ak ñoom sax duñ la seen may nekkatu fa muy dopamine effect bi muy def li ñuy wax mooy li nga xam ne mooy changer behavior nit léegi substance yooyu addiction boobu nga xam ne moom la nit ñi am substance yooyu moom la nit ñi di am aussi ci social media bi effectivement nga xam ne sax sa mind bu xesee ba nekk social media bi mënatuloo contrôler lu bari donc foofu contrôle parental contrôle dafa am doole te Sénégal boo xoolee ñun suñu dëkk yooyu amuñu doole benn bi dëkk bu mel ni États-Unis am nañu doole boo xamante ne bi macha allah si affaire yooyu presque mën nañu wax ne ils sont bokk nañ si number one yi si monde bi mais terewul li ñuy wax hackers mooy ñi nga xam ne scammers yi ñuy tudde ñi nga xam ne mën nañu dugg sa biir computer hack sa computer jël say information utiliser ko pour lu bon mais ñu ba def loolu si gouvernement américain bi wax mu réussir nag mu ñëpp mais digim américain yi nga xam ne ñooy spend ay xaalis bu dul jeex pour ay billions pour sécurité boobu ñoom la nit ñu bon ñoo ñu nekk ci internet bi romb dem def li ñu bëgg a def waxatuma laa dëkk yi mel ni suñu dëkk yi exactement donc comme ñu léegi fi mu ne ni parental involvement li nga xam ne moom la parent bi mën a def pour que xale bi mën a bañ a addicted mooy parent bi jël responsabilité am ci côté boobu li ñuy wax rek au niveau du Sénégal am na yoo xam ne gis nga li xew ci monde bi ku ci nekk yaa ngi xool sa poche dëkk bi fi mu ne ni everything is money social media yi ngeen di gis yëpp xaalis la nit ñi di suñu dëkk bëgg changer xale yi seeni mind pour ñu def lu bon mbaa ñu bokk ci yu bon loolu yëpp affaire xaalis la lépp li nga xam ne mooy li nga xam ne moo commencé léegi di law affaire xaalis la léegi nag dafa jot jamono yi ñu toll pour que parents yi wàññi dem yu bari yi wàññi seen programme bopp ñoom ak nu mu manti neexee nag ak nu mu manti demee ngeen focus ci seeni doom loolu mooy li nga xam ne mooy wax bi focus bi nga am sa njaboot ba nga xam ne di nga leen wax ne si journée bi may naa la peut-être 1 heure de temps pour nga nekk sa téléphone ou bien bu boo nekkee sa téléphone sa parents yi xam wax lan ngay def which is very difficult parce que xale yi dañu yeewu ils sont très intelligents donc suñu njariñal doom il faut ñun ñu dem dugg diip xool lan mooy inconvénients yi ak lan mooy avantage yi avantage social media kenn mënu ko natt avantage bi kenn mënu ko natt boo amee business ñu bari fii dañuy sant yàlla fi mu ne ndax social media ndax daf leen andi xaalis bu dul jeex ndax xam nañu ni ñu koy utiliser xam nga ñu bari ñoo ngi xool ñoo xam ne ñoo bokk nu ñuy xalaate ñu dem bokk ci groupe yooyu mais social media dafa am lu ñuy wax privacy setting ñu bari dañ koy utiliser fii mais est-ce que ñun waa Sénégal xam nañu lan mooy privacy setting ba ñu mën ci dem pour mën a protéger suñuy information nit ñi aussi war a xam ne information boo dugal ci biir social media yi nekkatuloo in contrôle jeex na nekkatuloo in contrôle moo xam sa tur la moo xam photo la moo xam sa date de naissance la moo xam social sécurité la lépp loo mënti dugal ci social réseaux sociaux yi nekkatuloo in contrôle xamuloo fan lay dem xamuloo kan moo koy jël xamuloo kan moo koy changer donc loolu ñuy wax privacy setting ci Facebook parent bu ne wax nga dem nga xool privacy setting boobu nan la mën a dimbalee sa njaboot ba seeni information kenn du ko jël parce que xale yi anyway mënuloo bañ ñu dugg ci réseaux sociaux yi dinañ fa dugg
mais comment yow en tant que parent nan nga leen mën a dimbalee bu fekkente ne ay mag lañu am nañu ba ay 20 ans ba ay 18 ans nan nga mën a toogee ak ñoom waxtaan ak ñoom communication mooy li ñu doon wax démb rek communication communiquer ak sa njaboot allo yëpp voilà communiquer ak sa njaboot si li nga xam ne moo xew si monde bi dafa am solo de communication bi voilà communication bi am na solo trop donc parents yi ñu ngi leen di ñaan réseaux sociaux yi dangereux nañu fu dangereux mën a yem réseaux sociaux dangereux na mais pour nga peese sa njaboot yow jëlal responsabilité nga toog wàññi sa temps bi ngay dem di ko dox si leneen wàññi sa temps di amal temps pour sa njaboot pour mën a waxtaan ak ñoom si lii di xew si jamono ji ñu toll. voilà exactement bi ne loolu mooy wax ji nag toog waxtaan. xam nga leen wax nga toog waxtaan parce que am na yoo xam ni peut-être xale bi su ko xamee. xam nga mu aware of it dina ko moytu. mais il faut nga xaw a bañ a tabu torop. parce que Sénégal xam nga am na waxtaan yu bari yoo xam dañ ko defoon mu tabu mais xam naa affaire boobu sax léegi mi ngi wàññeeku. parce que il faut nga toog xamal sa doom ni ko lii la mën a defal ak lii la mën a wàññi. xam nga leen wax nga wan ko ni yow lii boo ko utiliser ko pour lii mu dimbali la mais boo ko utiliser pour lee mën na laa sonal tamit. tu vois parce que am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi def yu bon te bi nekk ci social media bi lañ koy jaarale. xam nga am na ay ñoo xam ne ñi ngi nekk di violer ay xale. ñi ngi koy jaarale ci social media bi am na ñoo xam ne ñi ngi def yeneen yu bon di détourner xale yi seen bopp yi. di leen def ñuy def ay photo seen bopp di ko poster. des fois te duñu xam ne sax ñu ngi koy def. donc yooyu parents yi ñoo war a toog waxtaan ak seen njaboot. xamal leen lii li ci nekk. lii xamal leen lii avantage yi mais aussi danger yi ci nekk waxuma sax inconvénient mais danger yi ci nekk. xam nga donc bu fekkee léegi nag parents yi ak éducateurs yi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey together ensemble dinañ ko mën a parce que bu parent bi demee aussi bu parent bi defee aussi liggéeyam. xale ba daal dem ca classroom ba tamit toog fa. di def yoo xam ne naka suñu noonu la ca téléphone ba ki koy jàngale ngi taxaw gis ko mi ngi yor téléphone bi te waxu ko dara kooku tam ci paaru problème bi la bokk. donc lu parent bi def ci kër gi bu génnee fàtte na ko. bu génnee dem na def lu bon la fee parce que dañ ko permettre. donc mu nekk liggéey boo xam ne dafa war a continuer ci kër gi dem ba ci classroom bi. ñëpp jàpp ci comme ça ñu mën a dimbali xale yi mooy comme li ñu waxoon rek. bokkul ci thème show bi. mais dama ciy dellusiwaat rek pour wax la rek ni nga xamee ni parents yi ak éducateurs dañuy war a collaborer ci seen liggéey def ko mu nekk benn bu ko defee noonu la ñu mën a dimbalee xale yi collaboration bi. tu vois donc boo entre parenthèse rek la woon quoi. donc dama bëgg a wax rek nit liggéey bi waree continuer pour bu ñu bëggee dimbale xale yi ci loolu. waa xam ne ñu it takes a village to raise a child. yes. loolu mooy lu dëggu du ne parent rek moo mën a def dara ci xale. loolu moo taxoon xam nga Sénégal dëkk bu mel ni Sénégal koñ bi am solo. ñi di dëkk ci koñ bi neighbor yi. mooy say dëkkandoo. chef village ba. right parent bi professeur bi. yëpp ba ci directeur d'école bi. ñëpp te ñooñu ñëpp dañu bokk ci éducation xale bi. waaw te loolu ñu dañu màgg ñu koy def ñun da ngay génne ci mbedd mi am na nooy doxee sax bala nga yegg seen kër sa yaay yëg na ko. am na ku la corriger sax ci saasi waaye. correction ci saasi. mais est-ce que loolu mu ngi am ba tey est-ce que xale yi mu nekk ni freedom bi ëpp leen doole. exactement. est-ce que parents yi bàyyeekuñu parce que am na yu ñuy gis Sénégal par exemple. Sénégal ñu fay gis ay yu bon yoo xamante ni xale yi di ko def léegi xale yi am audace di ko def. wallaahi. mais parents yi bàyyeeku la. parce que am na parents yoo xam ne ñu ngi Sénégal seen doom yi sañu ñoo def yenn yi. parce que ils sont dañu involve dañu dugg ci seen biir viwu xale yi. xool na seen doom soxla di leen ko jox seen doom du leen andil ñoom ñooy jox seen doom. exactement. mais am na parents yoo xam ne xale bi lu mu andi nga jël xamuloo fu mu ko jëlee xamuloo kan la gisanteel xamuloo kan la defanteel dara. doo ko sax questionné. doo ko sax questionné yow sonn nga rek am nga ay problème soxla nga xaalis sa doom dem na fële andi na la xaalis jox na la nga sant ka ree xaaxataay fo. xamuloo ne lay jural ëllëg. daal di gëmm sa bët. léegi nag ëllëg nag problème am nga jaaxle nga jommi te xamuloo ne xaalis boobu ñu la doon jox foofu la jógee loolu moo tax au niveau du Sénégal ñu am ay prostitution am affaire du xale yu góor nekk ay góor jigéen am ay façon yu fay dugg yoo xam ne ay borom kër yoo xamante ne ñu nga fa di utiliser xale yi
ay nekk sa koñ ba moo xam jigéen la moo xam góor la loolu yëpp si parents yu bàyyeeku la def la politique de l'Autriche voilà sëgg rek def la politique de l'Autriche du ma bëgg a xam du bëgguma xam de man kay du ma sax jéem a nekk di diig pour xam du ma jéem a xam damay bàyyi noonu rek mais loolu ci temps bu njëkk ba Binet suñu parents yi ni ñu daan éduquer daf leen doon jaral lu nekk gis nga daf leen doon jaral lu ne bu quitte à ce que sax ñu rey la laa lay wax nii daf leen doon jaral lu ne pour éducation xale yi donc mais ñun génération bi ngay gis chaque fois muy gën a wàcc muy après ñun suñu génération après benn génération bi ki topp soo xoolee ñun 2 générations après ñun par exemple bàyyeeku bi moo metti am na ñoo xam ne sax dañuy tiitaru di brague ni seen doom mën a utiliser par exemple social media mais xale yi mais ñëpp a mën a utiliser social media parce que social media li ngay def rek moom moo yor sa téléphone léegi yëpp mi ngi screen bi yow da ngay topp rek la écran bi di jox da ngay topp ji dem donc au fait amatul sax nga nekk genius wala nga nekk dara mais problème bi ci nekk moom mooy da ngay xool li nga xam ne mooy suñu wàll ñun da ngay xool li nga xam ne mooy suñu wàll li nga xam ne yow bi nga nekkee xale nga delluwaat ginnaaw nga xool yow ni la sa yaay doon éduquer ni la sa yaay doon jàppe ak valeur yi nga xam ne moom la sa yaay def ci sa bopp parce que Sénégal am na ba léegi ay kër yoo xam ne ñi ngi ak valeur yi nga xam ne moo doon valeur yi nga xam ne ñun moom la ñu màggaale ba tey daf la koy jaral rek lan moo la ko jaral est-ce que mbedd mi moo la ko jagal est-ce que xew yi moo la ko jaral est-ce que nekk di wax ay détails moo la ko jaral ou bien est-ce que toog si sa biir kër teg say doom di waxtaan ak ñoom moo la ko jaral il sa choix la te loolu yëpp nag Ngom ci communication rek la toog da ngay créer time toog waxtaan jamono moo soppeeku ñun temps bu njëkk ba sax suñu parents yi daaw ñu nekk sax di waxtaan ak ñun yenn waxtaan yi mais dañu daan defal ay misaal ay et puis temps boobu télévision bi aussi daf ñu daan yar xam nga dañu daan def ay émissions yoo xam daf ñu daan yar waykat yi di way yoo xam ni da nga ciy gis sa bopp way yoo xam ne daf lay yokk jom comprendre nga mais léegi attitude bi léegi moom moo changé ba nga xam ni il faut parents yi toog di waxtaan ak seen doom yi il faut ñu make time il faut ñu ut time ñu temps toog waxtaan ak seen njaboot xamal leen ci jamono boobu la ñu toll il faut parent bu nekk def sacrifice wàññi yenn yi parce que toog bàyyeeku dafa neex toog si tàntee rek bàyyi xale ba toog fee ci ruqam yor téléphone bi dafa neex yow jéemoo toppatoo xale bi lu mu def ci téléphone bi te pourtant téléphone bi yaa ko utal de non seulement yaa ko utal téléphone bi mais yaa ko jëndal ay carte abonnement yi nekk téléphone bi pour mën a dem ci social media yëpp yaa ko utal am na kër yoo xam ne dafa am wifi am na wifi donc wifi bi ko jënd xale bee ko jënd est-ce que non wifi bi parent bi moo ko jënd donc boo defee yow mi nga xam ne yaa jëndal xale bi téléphone bi di ko ci defal ay crédit mais kooku war nga ko mën a contrôler mais bu fekkee mënoo ko contrôler mais bu ko jox xale bi parce que mën naa yàq xale bi waaw yaa ngi koy lor donc il faut parents yi jël seen temps consacré ko aussi ci xale yi du ma ne amul ñu koy def of course am na ñu koy def mais li ñu gis ak surveille yi ñu gis majeure partie bi duñ ko def donc il faut majeure partie boobu il faut ñu dellu si waat le réveil des consciences toog waxtaanaan ak xale yi yee leen wan leen ni lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii la xam nga ba pare nag nekk en mesure in control il faut nga nekk in control parce que boo demee léegi ba bàyyi léegi xale bi léegi di la contrôler mais loolu kenn waxatu ko loolu musiba la parce que Sénégal nag am na ñu bari ñoo xam ne dañu bàyyeeku fi mu nekk nii bi ret am na ñu bari yoo xam ne dañu bàyyeeku affaire xale yi lépp lu xale yi def jéemuñu ko xam lu xale yi jigéen ñi def jéemuñu ko xam lu xale yi góor yi def jéemuñu ko xam donc nekkatuñu en hauteur loolu moom moo indi par exemple déperdition des valeurs yu bari yi nekk Sénégal loolu moo ko indi te loolu yëpp mi ngi jóge ci social media bi yooyu yëpp mi ngi jóge ci social media bi ne parce que am na yoo xam ne am na ay valeurs yoo xam ne valable na France wala valable na Germany wala valable na Japon wala Chine mais valable na suñu dëkk nañu waxante dëgg dëkk bu ne dafa am ay valeur am exactement mais mënoo importer ay valeur mënoo jël ay valeur fee indi ko sa dëkk mënu nekk
soo ko defee rek déperdition des valeurs de daal di dugg donc il faut ñu xool ñun lan mooy suñu valeur ñun Sénégalais en tant que Sénégalais lan moo doon suñu valeur xam nga lan mooy suñu tradition lan la ñuy bañ lan lañ doon bañ mais lañ doon bañ ba léegi moo fi nekk jamono mooy dox rek mais dara changé wul dara warul soppeeku ci ay valeur donc valeur yooyu fi mu nekk ñu ngi koy teggi te li ko gën a indi social media bi ci la bokk donc il faut ñu toog waxtaan ak xale yi parents yi il faut ñu toog waxtaanaat ak xale yi yee leen mën nañ cee génne lu baax comme mën nañ cee génne lu bon danger tu vois donc communication yi moo am solo am na solo et puis xam nga nit yàlla daf ko bindee li muy gis tout le temps loolu lay roy li muy dégg loolu lay wax environnement dafa am solo environnement dafay changer sa vie complètement comme doole nit ñi ngay gis sa parent sa kii la sa rôle modèle la effectivement mais aussi dafa am benn phénomène bu doy waar boo xamante ne bi scientifique yi xam nañu ne loolu mën na changer vie wu xale yi mbaa vie nit ñi si biir dëkk muy lan muy télévision télévision nekk na benn phénomène boo xamante ne bi su fekkente ne bëgg nga éduquer la population d'un pays télévision bi dafay positif parent bi lu mu positif aussi su xale bi génnee di seetaan télé gis lu bon social media gis ñuy poster lu bon ay koncaam waxoon na ko xale yi la jeunesse africaine nee na leen Amérique li fi nekk si lu bon dafa bari mais buñ leen di wan yéen ñi nekk si biti lu rafet yi lañ leen di wan liñ leen di wan si lu ñaaw du bari si social media yi sax nga commencé di gis yu bon yi parfois nit ñi di ko teg mais lan moo tax ñun en Afrique bu ñuy wane lu jëm si Afrique lu salte lu bon lu ñaaw la ñuy teg bu ko defee yow yaa ngi wan monde bi que ne lii ñun lii lañu moo tax ku la gis aussi loolu lay xool bu dee salte ba ngay wane ku la gis xool la nga jóge Afrique loolu la lay connecté loolu la lay relay salte ba fa nekk ou bien nit ñu salte ñi ou bien lan moo tax ñu wane affaire yooyu yëpp so social media bi bu ngeen koy utiliser da ngeen di utiliser loo xamante ne lii mooy li si baax soo amee sa business boo yoree compagnie nga am sa business mbaa ngay blog nga am sa blog bëgg nit ñi xam sa blog mbaa nga nekk online marketers ñi di def affaire marketing mais ñooñu social media mooy seen number one ou bien nga bëgg a riche benn audience nga bëgg a dem ay nit ñëw gis la fekk si la loolu social media mais bu dee yow pour sa personal thing pour nga dugg pour entertainment waaw ngay utiliser doom yi parce que amuñu ay business amuñu ay compagnie duñu ay bloggers exactement waaw donc seen use of social media réseaux sociaux dafa war a limited exactement te loolu parent bi rek moo ko mën a contrôler au niveau du gouvernement encore une fois suñu show bale passé amoon na na guest muy DJ Malick wax na noonu nee na dafa mel ni booy xool lii di daw Sénégal dafa mel ni gouvernement bi bëggul éduquer population sénégalaise parce que boo bëggee éduquer sa population dangay am ay rubrique si télévision bi comme li mu doon wax boo yenn saa yi nga génn benn avocat mu ñëw toog wax si affaire loi yenn saa yi nga ñëw andi benn kuy togg mu ñëw toog wax si affaire togg yenn saa yi nga andi benn docteur comme na foofu si Sénégal ay ñoo xam ne réseaux sociaux yi rek la ñu jàng waaw mais invité leen si télévision bi ñu ñëw wax xale yi exactement bu ngeen si réseaux sociaux yi def leen lii mais loolu Amérique dañ koy def am na fi ay kii yoo xamante ne ay channel yoo xamante ne soo bëggee xam si social media foofu rek ngay def waaw mais dañuy éduquer seeni population pour que nit ñi xam effectivement te ñoo ngi def xaalis bu dul jeex di def loolu mais terewul am na lu bon loo xam ne mënuñu ko contrôler waaw mais ñun est-ce que ñoo ngi def effort boobu parce que monde bi buy changer dañuy changer ànd ak moom le gouvernement l'éducation nationale les parents ñooñu ñëpp bu ñu defee benn team mu nekk benn bloc mu nekk benn groupe ñu ne l'éducation des enfants sénégalais suñu jeunesse moo ñu ñor donc il faut ñu xamal leen mais jeunesse bu ñu xamulee dëkk ba du xam jeunesse boobu ñooy les futurs waaw donc bi dafa nekk liggéey du liggéeyu benn nit parent bi nag am na si parent nee nañu lépp li jëm si éducation xale 50% yi si parent bi la dépendre si parent bi la parent bi la dépendre donc même parents yi bu fekkoonte ne sax gisuñu loolu di am parents yi si boppam génn ne hey lii la ñu bëgg mu nekk
mais parents yi nekk États-Unis chaque jour ñu def loolu benn boo xam ne parents yi ñoo groupe bind benn lettre Mark Zuckerberg muy ki nga xam ne moo créé Facebook di ko laaj lan moo tax mu créé Messenger for Kids muy Messenger nga xam ne xale yi am ay 6 ans sax dañ fa dem am ay account xam nga mu ne leen loolu pour que xale yi mën a jàng nu ñuy communiquer la mais parents yi ne que non loolu dafa wrong ñun ba ñu nekkee ay xale amuñu woon ay téléphone télévision bi 6 heures lay commencé 8 heures ñu fay ko dañu doon communiquer di waxante ak nit ñi loolu mooy communication wax nga mën a wax nit ñi mais xale yi fi nekk tey mën nañoo toog toute la journée si kër gi du ñu ibbi seen gémmiñ parce que ñoo ngi seen téléphone mbaa si seen iPad mbaa si seen computer that's wrong baaxul ci bu wér te kooku parents yi ñoo war a jóg dénoncé ko même télévision bi la fa nekk te arrangé wul xale yi parents yi am nañu droit jóg génne ne gouvernement bi lii bëgguñu ko si Sénégal parce que dafa yàq suñuy doom ci bu wér am nañ droit bi de am nañu si droit bi seen droit la waaw mais bu kenn waxul dafa nobody care bu fekkente ne kenn waxul kenn gisul ne xale yaa ngi yàqu nga jóg taxaw wax jël say responsabilité mais dafay mel ni que ne loolu dafa normal effectivement alors que c'est pas normal mais Binet problème bi ci nekk sax xam nga mooy ban bi gën a yéeme sax xam nga mooy ban am na yoo xam ne da nga koy xool nga gis am na parents yoo xam ne ñoo dàq use social media ak seen doom yi mais yow booy joxe boo bëggee yar kenn nit ki mais yow yaral sa bopp ba pare yaral sa bopp ba pare bu fekkee yow en tant que parent xale bi su ñëwee bu lay nuyu sax doo ko dégg parce que yaa ngi social media bi yi naka nga mënee wax xale bi yow bul use social media kooku du mën a nekk you gotta practice what you preach li ngay wax danga ko war a def yow ba pare balaa nga koy wax xale bi mais bu fekkee yow xale bi su jógee école bi ñëw mi ngi lay fekk téléphone bi yaa ngi ci Facebook wala yaa ngi ci beneen social beneen Twitter wala whatever xale bi su ñëwee war a lekk yow talaw ko yaa ngi ci téléphone bi yaa ngi nekk di waxanteeg sa xarit bee di sànnante ay di partager ay vidéo di partager ay kii ba talaw dara mais en ce moment xale bi noo ko mënee wax yow arrêté sa social media bi nga nekk ni arrêté temps bi il faut nga wane le bon exemple neewuñu bu kenn bañ a use social media parce que ñun dañuy use social media mais loo gis dafa am limite booy utiliser social media ba sa njaboot gi ñëw jëlal téléphone bi nga arrêté ko nga teg ko fee toppatoo xale yi wax ak ñoom ba pare xam nga def li nga war a def ak ñoom ba pare joxe le bon exemple mais en ce moment soo paree li ngay def nag mën nga jël sa téléphone nga xool li nga ci xool xam nga mais nga di bàyyi ba téléphone bi daal lay consumer à ce point ba yow doo tal xale yi mais mënoo leen a wax bu leen utiliser social media wala mënoo leen wax limiter leen ko parce que yow sax mënoo ko limiter parce que ñi nga wax yow déggoo leen ndax yaa ngi téléphone bi donc parents yi il faut ñu def effort dafa laaj effort bu metti sax parce que nee nañu boo bëggee sa doom di lire li ngay utiliser si social media bi utiliser ko jëlal livre nga toog ak sa doom mu lire soo bëggee sa doom di lire bu ñëwee na la fekk ngay lire gis nga Binet ma jox la benn ma dugal la fa benn kii rek benn stat foofu ñu ne 6% xale yi ñoo utiliser book ci paper book wala ñoom ñoo utiliser newspaper pour jot seen information dama la jox rek benn survey foofu rek pour wax la rek di la ni mu grave loolu ngay wax noonu 6% ñi si des ñëpp ñu ngi si internet bi ñëpp waaw dafa dangereux ndaw kooku moom c'est très dangereux léegi nag ñan la ñuy yar génération bi di ñëw dans 20 ans pour war a yor Sénégal ñan façon nit lañu voilà parce que réseaux sociaux yi dafa am effet total effet si suñu mentalité so loolu ñuy yaree xale yi noonu la ñuy màggee léegi bu ëllëgee kan moo yore Sénégal si ban mentalité la ñuy yore Sénégal exactement fii am na ay parents yoo xamante ne yi seetaan naa fi benn documentaire ay parents yoo xam ne benn télévision bi ñu am écran wu computer bi moo ko ëpp am na ñu ne seen télévision ñu ngi koy taal guddi bu xale yi tëddee kër gi amul télévision at all gis naa ko de ok ñu ne télévision buñ ko taalee seetaan news dugalaat nañu ko si seen biir closet dañu koy débranché dugal si closet bi mais am na ay parents li Amérique di jaxasoo yépp am na fi ay parents yoo xam ne seeni doom duñu seetaan télé yëpp am na kooku moom maa la mën a wax ni moom loolu am na moom voilà lan la xale yi di def
toog si seen taabal ñu tegal leen taabal gi sa parent li nga tal rek la say doom di tal tegal leen seen taabal boo xam ne pour jàng la amal leen seen nekk spécial boo xam ne bu ñu wàccee sangu lekk noppala ko ay 30 minutes fooree waxtaan wax li ñu nekkee seen école wax li ñu def si seen journée parents yi aussi wax leen li ñu leen war a wax ñoom ñëpp ànd nañu dugg si salle boobu toog ku nekk ibbi sa kaye mbaa ñu toog di waxtaan si benn sujet boo xamante ne dina tax maayinu xale yi commencé di wóog exactement waa mais yow même boo amulee néeg boo defee loolu am nga sa basang war ko mën a lal si suuf say doom wër la comme ni ñu ko daan defee ñun ak suñuy maam ak suñu yaay say doom wër la nga toog lan ngeen def tey école lan moo si positif lan ngeen di def bu subaa bu la li dalatee bu ngeen gisee ku ngeen xamul lan ngeen di waxee moom bu nit ñëwee la laaj lan ngay wax ak moom Sénégal boo ne salaamaaleykum damay laaj ci kër yaa Ndey Binta fukki xale dinañ la jiital yóbbu la kër yaa Ndey Binta fii mënuloo fexe ba laaj nit ba mu ne la xam naa ko da nga leen laaj ñu ne la xaw ma est-ce que xam nga nit kooku di laaj xale bi lan mooy intention am ñu yar suñuy doom wax leen fi ñu war a yem lu ñu war a wax koo xamul xamoo ko bu lay woo Sénégal is a open door bunte yëpp dañoo ibbi ku ñëw dugg si biir lépp a ubbeeku ku ñëw dugg bu paree parents yi am na parents yoo xam ne taluñu seen doom étranger yooyu di dugg ak yooyu yu bon yooyu ñu fay andi parce que xamoo lan la ñu nekkee woon seen i dëkk xamoon ndax ay reykat lañu yooyu ñëwee bu ñu gisee xale bu ñu exploité dañ koy exploité exactement donc parents yi Sénégal bu changé si yéen lay commencé de yéenay bañ ndax seeni doom ñoo fa nekk te nag am na ñoo xam ne day doon ker de comme lii ñii di wax fii rek au niveau des États-Unis kenn toppatoowu la ak sa doom déedéet ñit ñi bu ñu mënee exploité sa doom nañ ko exploité bu ñu la mënee exploité yow sax dinañ la exploité seen yoon newu si déedéet waaw bon nag mooy problème bi mooy nga ne man ko bés ni ki tey jamono bii ni mu demee nii samay doom dinaa toog ak ñoom di waxtaan ak ñoom di fa wax pour que sa waa kër ñime la man la wax aussi li am exactement waxtaan sa doom man lañ ñime parce que am na bu ñu xesee ba dugg seen biir kër yi seen kanam fermé nañ ko doom yi dañuy daw si biir kër gi bëgguñu la sax gis ndax sa naxari daret mais yooyu dafa dépassé nit ñi dañ ko wax am na fa ba tey te nag gis na ñooñu koy def nag bu ñu génnee ci biti ñoo mën a suufee seen bopp ba ko jommi ci yàlla voilà léegi nag comme jamono bi dafa changé waaw boo amul sa jotu doom télévision bi am na sa jotu doom réseaux sociaux yi am nañu sa jotu doom soo deful sa doom lu positif réseaux sociaux yi def si leneen def ci lu négatif waaw yi foofu lañ leen di woowee pour waxtaan ak yéen waxtaanu technologie ak waxtaanu réseaux sociaux yi duñu si masa arrêté dinañ si continuer di si wax pour que parents yëpp mën a li ñuy wax le réveil des consciences si affaire parce que boo xesee ba xam ko rek jeex na waaw di nga xam naka ngay réglé say doom di nga xam naka nga mën a toogee ak say doom waxtaan ak ñoom si li nga xam ne moo xew si jamono ji Amérique gi ñuy yeewoo xale yi dañuy suicidé wu all the time waaw li nga xam ne moo nekk si Facebook bi par exemple muy wax ay likes boo defee dara ñin ñi like ko am na xale yoo xam ne bu ñu amul likes yu bari dañuy fiil ne ñoom amuñu valeur benn bi exactement def benn survey lu mat 1500 teenager mooy entre 13 ans ba 19 ans ñu def benn survey laaj xale yi about seen opinion si likes yi nga xam ne moo am social media li ñu jëkk wax mooy daf lay jox low self esteem moom mën nga dem ba gis na yow mi kat amuloo valeur kenn faalew la kenn bëggu la exactly parce que amuloo ay likes yu bari ñit ñi like ñu sa photo mbaa like ñu liñ fa def exactement te loolu ça n'a rien à voir ak yow ça n'a rien à voir ak yow mais ñu gis na xale yu bari dañuy bëgg suicide wu parce que ñu ngi si social media bi te li ñuy posté kenn bëggu ko mbaa kenn faalew leen mbaa siwuñu si social media bi exactement lu dangereux ñit ñi di si yeewaate am na xale yoo xam ne dañuy yeewu nga gis ñu rey seen bopp waaw am na xam ne ñu ngi koy utiliser pour saboter ay xale mooy li ñuy wax bullying di saboter yeneen xale yi di dem di gis ñu leen di saboter ñu dem ba mënatuñu ko tey ñu rey seen bopp ana parents yi moment boobu exactement poste yi sax nga en tant que parent sax da nga war a fexe ba nga xamante ni say doom duñu poste yenn yi poste yi comprendre nga bi net man damay gis des fois damay dem par exemple Facebook ma gis ay xale yi ndaw def ay post seen photo yi di def ay kii pourquoi parce que da ngay def yooyu di xool ba xam nit ñi dinañ commenter ci photo boobu
parce que defaloo ko rek pour nii rek tu vois donc loolu yëpp day dellu si waat ci responsabilité parents yi ban âge moo approprié pour xale bi war a mën a def post ci Facebook bi net loolu mooy wax ji xam nga yooyu yëpp nag bu ñu ko doon wax dogguma la bu ñu ko doon wax si télévision yi ñi nga xam ne jàng nañu mbirum réseaux sociaux si Sénégal am seeni émission spéciale di ko teg xam nga parents yi di ko dégg xale yi tamit di ko dégg dina leen dimbali exactement parce que tam am na ay yenn am na façon am na âge boo xam ne aussi defe naa xale bi war na tal leneen lu nekk ci Facebook wala nga nekk ci Twitter wala Instagram yooyu am na âge parce que xale baa ngi nekk école di jàngi primaire secondaire xam nga war a dem def BFM jóge fa war a dem defi bac mais kooku amul temps nekk di poste ay photo loolu warul nekk sax nag waru garam en ce moment te yow en ce moment xale bi mi ngi nekk ci en tant que parent yow xale bi mi ngi nekk ci sa contrôle mais xale bi mi ngi nekk ci sa contrôle tant que mi ngi dund ak yow ci biir kër yi nga di ko toppatoo li muy utiliser yaa koy jox kooku da nga nekk in contrôle ci moom war nga mën a xool li nga xam ne moo approprié ak li appropriétul mais bu fekkee da nga bàyyi xale bi rek ci lu ko neex mais xale li ko neex toujours du li gën ci moom li neex xale toujours du lu gën ci moom donc parent bi ci boppam moo war a xool li xale bi di def am na yoo xam ne du question sax dugg ci privacy xale bi non mais aussi am na nag rôle parent tamit xam nga parent dafa am rôle ci doomam dafa am lu ko war ci doomam il faut mu xamal aussi que doom ji yow lii moo ma war ci yow dama koy def que mu neex la que mu naqari dama koy def parce que man maa la war a protéger mais bu fekkee xale yi bu parents yi demee ba ragal xale yi mais su boobaa nag léegi nag àddina day daal di soppeeku te am na ñu bari ñoo xam dañoo ragal seen doom am na peut-être donc il faut parents yi dellu siwaat encore xamaat seen rôle mooy lan il faut ñu dellu siwaat ak rigueur dellu siwaat ak waxuma nag nga ñëw nekk benn policier ci sa kër non mais loolu yëpp ci communication lay amee mooy comme li ñu waxoon depuis le début communication bi bu communication bi demee rek xale bi day dem ba nekk sa xarit di la mën a wax yenn yi ñeme la mais bu fekkee parent bi bu fekkee ñaari parent papa jeeg yaay jaa ngi nii papa jaa ngi am benn façon caractère goo xam ne bu duggee ci kër gi xale yi dootuñu sëqat yaay ji moom doesn't care mais loolu naka la fa xale bi di amee benn éducation boo xam ne si mën na koo génne mu positif ci moom waaw loolu mooy xale yi di nëbbatu nag di def dara parce que mayoo leen fu ñu toogee ak yow communiquer xam nga ñu nekk à l'aise toog nga mën a wax ak ñoom si li nga xam ne mooy seen avantage si avenir bi su ko defee xale yi nëbbatu nag am na xale yoo xam ne ñuy nëbbatu lépp lu ñuy def dañu siy nëbbatu parce que peut-être bu ko seen parents yi yégee mu nekk musiba ou bien they don't even care exactement suñuy ko yenn saa yi dinañ def ay erreur nag ndax ay nit rek lañu parents yi dinañ def ay erreur dinañu def yoo xamante ne yii dinañ xam ne lii c'est pas normal nga def ko sa doom mais ba tey nga dellu sa waat rectifier waat parce que duñu ay jinne duñu ay malaaka duñu ay yonent waaw nga dellu sa waat xam nga def nga mistake nga toogaat ak sa doom nga waxtaanaat muy dem nga teel ko def nag bañ a toog ba xale bi am 18 ans nga koy sa ko commencé waaw mais boo teelee jël âge xale bi fa muy commencé di xam àddina di am ay xarit nga commencé di ko xamal mbaa balay boobu sax nga pas commencé ibbil ko sa kanam di ko xamal xale bi lu bari loo xam ne du ko xam sa mbedd ma exactement parce que li ñaan bant bi bu tooyee nga koy gën a mën a wëlbati que boo bàyyee ba bant ba wow boo bàyyee ba bant ba wow soo ko jéemee wëlbati rek dama xam nga day damm moo tax il faut nga commencer dès le bas âge ngay commencer xale bi di gis loolu di dégg loolu xam nga foofu ngay commencer mais mënoo bàyyi ba xale bi am 18 ans wala ba xale bi am 17 ans nga ne yaa ngi doog commencer loolu du sotti communication ca début ba lay commencer daal di génn ci biti dem ca école ba loolu yëpp ci benn travail de bloc loo xam ne moom la ñu war a def pour mën a dimbali xale yi mën leen a orienter bu amulee rek xamal ni kon am na fu ci diggante bi am na fu brege te loolu du sotti donc muy gouvernement di parents di éducateur ñëpp ci war a bokk waaw ñëpp ci war a bokk ñu xool naka la ñu war a def pour mën a dimbali xale yi pour ñu xam fan la ñuy teg seen tànk parce que réer dafa yomb ci jamonoy tey jii réer
dafa yomb ci jamonoy tey ji donc su parent bi vigilant wu rek xale bi dina réer parce que force bi koy pousse ci biti moo ëpp doole force bi nekk ci biir kër gi parce que force bi nekk ci biti dafa gën a yomb que bi nekk ci biir kër gi tu vois donc xam exactement sa doom lu muy def loolu ci prévention la bu njëkk la bokk ci dégâts yi nga xam ne moo nekk social media ak feneen waaw xam lan la ci war a utiliser lan la ci war a jël ak lan la ci war a bàyyi très important dëgg la jërëjëf madame Samb thank you so much jërëjëf dañu bëgg a jël pause bu ñu dellusee wax nañu Facebook réseaux sociaux du Facebook rek am nañ fa WhatsApp am nañ fi ay Twitter am nañ fa ay Snapchat bu ñu dellusiwaatee dinañu laal tuuti si yooyu ba la ñuy tëj suñu émission wax aussi si matériel bi nga xam ne moom la xale yi di utiliser bu ñu paree si réseaux sociaux matériel yooyu xale yi di utiliser muy électronique yi xale yi di utiliser waaw naka la ko xale yi mën a utiliser ba du leen gaañ parce que effet yi dafa bon dañuy jël 1 minute après ñu waat incha allah man dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di suñu kër FM seeni kër laa voilà ñoo ngi dellu sawaat léegi ci suñu émission bi léegi wax nañu ci Facebook wax nañu aussi parce que Facebook nekk na li nga xam ne moom la nit ñi vraiment gën a mën a utiliser bu ñuy wax réseaux sociaux yi ñu bari Facebook la seen xel di dem mais am nañ fi ay yeneeni app yoo xamante ne yaa ngi wax comme lu mel ni ay WhatsApp yaa ngi wax comme lu mel ni ay YouTube ay Twitter ay Facebook ak yooyu waa ay Instagram mais li nga xamante ne lii ñun moo ñu gën a amal importance surtout au niveau du Sénégal mooy WhatsApp dafa nekk benn phénomène boo xam ne pour messaging la nee nañu mooy de presque lu mat 630 millions de personnes dinañu use WhatsApp chaque jour 630 millions every day 630 millions de personnes ki moom wax the king of SMS mooy roi bi xam nga waaw 30 billion muy 30 milliards de messages dinañu passer ci téléphone yi chaque jour 30 milliards waaw chaque jour te amul limite pour adult content ndax xale bi mën na ko def mën na poster am ko mën na poster amul limite seen yoon ne aussi donc mu nekk xale mu nekk adult content loo xam ne xale waru ko mën a gis ñoom duñu ko bloqué mu ngi foofu yow yaay dugg nga gis ko bu fekkente ne sa doom am na accès sur WhatsApp mën na gis content bon bu fa mënti nekk kooku mooy WhatsApp mu nekk loo xam ne au niveau du Sénégal dañ koy utiliser lu bari mu nekk loo xam ne au niveau du Sénégal nit ñi est-ce que xam nañu nu ñu koy utiliser yenn saa yi sax mën nga wax ne ay WhatsApp yi sax est-ce que gënuñoo dangereux parce que message nit ñi bari nañu tal mën nga gis lu nekk loo bëgg a gis boo demee WhatsApp mën nga ko fa gis waaw te bu pare nag suñuy nit au niveau de l'Afrique au niveau du Sénégal moom la ñuy gën a sax nag utiliser ñu foofu aussi ñuy wax ak parents yi pour ñu def attention ci WhatsApp bi parce que yenn saa yi nga recevoir ay email yenn saa yi nga recevoir ay message yenn saa yi nga gis ay vidéo ay audio yoo xam ne ay lu bon rek la complètement yoo xamante ne yu bon rek la te loolu amuloo contrôle bi kenn amul contrôle boo xesee ba dugg WhatsApp mu ngi foofu waaw donc encore li ñu wax ni ci Facebook bi rek
lii di xew WhatsApp moo gën a sax dangereux bon est-ce que parents yi duñu attirer seen attention si téléphone yi xale yi di yore si réseau parce que li si ëpp 90% bu ñu yoree seen téléphone ñu ngi si réseaux sociaux yooyu effectivement ñu ngi WhatsApp waaw bon est-ce que parents yi duñu def attention backup a little bit xoolaat xale yi si lan la ñuy dugg kan la ñuy waxal lan la ñuy def ak fan la ñuy dem si WhatsApp bi loolu la mooy la ma la wax rek bi net day dellu si waat rek yooyu yëpp parce que boo seetee WhatsApp Facebook yëpp c'est la même chose donc day dellu si waat rek ci parents yi man toujours ci laay dellu si waat xam nga parce que am na ay content yoo xam ne mi ngi ay message yoo xam ne mi ngi jàll yoo xam ne mënuñu ko arrêter c'est pas possible parce que est-ce que dañ koy vet est-ce que am na ay informations yi waa Facebook dañ koy vet wala WhatsApp dañ koy vet duñ ko vet pour xam information bi dañ ko war a bloquer wala dara mais donc yow fi mu nekk nii yow en tant que parent yow yaa war a xool yow xale bi fi muy dem yaa war a xool xale bi fi muy dem comme li ma la wax rek yaa war a nekk in control bu fekkee xale bi téléphone bi mu yor yaa ko jënd bu fekkee crédit bi ci nekk yaa ko koy jëndal war nga mën a contrôler loolu boo ko mënul contrôler kon jëlaat ko parce que yu bon moo ci nekk yu bon moo ci nekk yoo xam ne vraiment amul benn méngoowul ak suñu valeur dañ naan jamono bu tax da ngay ànd ak moom dox d'accord naa mais da ngay ànd ak moom dox ci lan da ngay ànd ak moom dox ci lu bon wala da ngay ànd ak moom dox ci lu baax exactement est-ce que yow jamono lay dox nga ànd ak moom ci valeur yi nga xam ne yow moom la ñu def ci yow nga war ko mën a def ci sa doom muy valeur yu baax wala yow da ngay dem am sa valeur yu baax bàyyi si doom jël ay valeur yu bon ñu ne parce que jamono day dox da ngay ànd ak moom kooku mënul nekk d'accord boo demee ci dëkk ñëpp di doxe benn tànk amaana da nga war a doxe benn tànk pour ànd ak waa dëkk ba dem mais aussi booy dox ak benn tànk mais est-ce que doo xool tam ma nga teg sa tànk est-ce que ça veut dire que ñëpp dañuy dox ak benn tànk boo gisee benn kàmb da nga ci dugal sa tànk dem di nga ko xaw a jéggi donc loolu la nit ñi di doxee benn tànk sax est-ce que lu baax la exactement est-ce que lu baax la du ne fu nit ñi aw rek nga aw fa da ngay xool xam nga ba tey ndaw daf ñuy delloosaat si suñu show yu njëkk yi amal vision parce que vision daf lay orienté soo amee sa vision di nga xam fan ngay teg sa tànk effectivement boo amee sa vision di nga xam ndax da nga war a toog 4 heures de temps si téléphone bi da nga war a toog 4 heures de temps si télévision bi vision daf lay orienté vision daf lay yar vision daf lay jox discipline surtout discipline bi am na xale yoo xam ne discipline boo xam ne bu ñu ne prom 4 heures ba 5 heures di laay dem si sama téléphone pour dugg si réseaux sociaux yi xool lu xew nañu ko waxee noonu lañ koy appliquer parce que am nañu discipline bi am nañu leneen lu ñu def wutalal sa mu def lu positif si àddinaam gën mu toog nekk si ay réseaux sociaux di xool lu muy likes ak lu mu dul likes di xool ku posté photo bu rafet di xool ku posté anniversaire di xool quoi que ce soit na am vision parce que boo amee vision di nga xam ñaata temps ngay spend si what you doing lépp loo mënti def rek da nga koy jox temps loolu moo tax si suñu show yu njëkk yi wax nañu affaire vision lan moo tax nit ñi fii toog di bind seen vision di xam fan la ñu jëm mais pour loolu la parce que li nga xam ne daf lay détracté si loolu dafa bari télévision yi nga toog si télévision yi rek nit toog di wax nga toog di ko seetaan kooku dafa yomb trop si bu fekkente ne amuloo vision daf lay yomb danga mën nga fa toog 4 heures de temps te doo xam ne temps baa ngi dem distraction la dootoo dara parce que yow yëpp dañ la koy jox voilà consommer rek mu ngi noonu mais boo amee sa vision wala ngay tëdd nga xam lan ngay def suba from 8 heures ba 10 heures kat lii laay def from 10 heures ba midi kat lii la from 4 heures ba 5 heures kat lii la from 6 heures ba 7 heures lii la mais ñi ngeen gis ñu réussir nekk fii am lu ñuy créer ñun ñi di ko utiliser ñëpp seen temps teguñu ko si toog am na ñoo xam ne sax réseaux sociaux yi nee nañu once a week la ñuy dugg réseaux sociaux parce que ñuy posté seeni mail xool naka la ñu mën a utiliser réseaux sociaux bi def fa seeni business génne waat dem nañu seen yoon exactement discipline la laaj lépp lu ñuy def waxoon nañ ko fi surtout show yi passé discipline mooy àddina booy xool discipline la lépp discipline la laaj am na foo xam ne boo fa bëggee yegg il faut nga discipliner sa bopp te discipline paasewul nga mën a régler say heure si li ngay def activité yi ngay def action yi ngay jël yàlla suñu ba dafa lay jox ay heure pour nga
régulariser action yooyu ak heure yooyu ñu ànd nekk under control nga nekk in contrôle xam ne 1 heure de temps nga war a toog si réseaux sociaux yi par jour mbaa par 2 jours mbaa par 3 jours nga xam ne du ne lu nit poste rek war nga dem nga tontu waaw nga xam ne du ne loo poste rek nit ñi dañ ko war a like it doesn't matter nit ñi like tax nit ñi bañ ko like amul problème exactly yow l'essentiel est que ne jëlal réseaux sociaux bi nga utiliser que nga passer sa message jëlal réseaux sociaux bi nga utiliser nga seet sa xarit boo gëj a gis jëlal réseaux sociaux yi nga utiliser que nga lancer sa business mbaa sa produit mbaa boo amee looy laajte nga dugg si groupe boo xam ne bokk ngeen nu ngeen di xalaate bokk ngeen di xalaate loolu di am importance yéen si koñ bi su fekkente ne parce que ñu si bari sax ay wifi yi duñu ko am xam nga instead of seetaantale waaye nag ngeen def seen benn groupe si koñ bi di daje di toog di waxtaan nu ngeen mën a surveiller seen nu ngeen mën a dimbalee seeni doom ñu avancer exactly ay groupe study group yëpp waaw ay study group mais am na ñu koy def foofu au niveau du Sénégal fii moom study group am pagaay nit ñi xam nañ ne bëgguñu seen doom am temps wu télévision dañu dem si seen koñ jël xale yëpp yi nga xam ne ñoo bokk ay âge maanaam ñi nekk première ñëpp si koñ bi ñu am groupe di jàngandoo ensemble yëpp ñi nekk seconde ñëpp si koñ bi am study group ñi nekk primaire ñëpp si koñ bi ñu boole leen ñu nekk ay study group foofu ngeen di dem ba am centre ngeen def seen benn centre waa koñ bi yéen ngeen gérer ko seen bopp lu ñaaw lu dugg xale yi mën a wax ak yéen ngeen mën ko génne mag ñi bokk si xale yi bokk si ñëpp get involved bu communauté bi dafay daal di positif daal di nekk benn network daal di nekk benn network si koñ bi waaw boo jëlee Sénégal yëpp koñ bu nekk ngeen am fa network bu mel noonu mais yéen a ngi defar Sénégal yéen a ngi changé Sénégal baax a baax yéen a ngi changé bu baax mais du ne lu dugg Sénégal rek ak lu ñun ñi def rek ak lu réseaux sociaux bi andi rek ngeen ànd si consommé ko ne lii kat moo xew fii kat boo fi duggulee doo xam dara soxla nga di dugg pour xam dara toogal ak sa doom nga wax ak ñoom li xew keneen ñëw ngeen toog ak seeni doom day nekk dem ba nekk benn groupe ngeen am seen centre di cotiser seeni cotisation kenn du leen ko defal yéen a ko mën a defal seen bopp changement il faut ngeen jox ko temps il faut ngeen defal ko seen bopp te nag live bi noonu lay demee live bi dafay dem di la xëcc pour loolu bañ a nekk waaw mooy lu yomb mooy li ma la wax mooy lu yomb lii rek dafa yomb day neex day gaaw day yomb pour nga ne man de dama tey ren saa ñu ne man daal dama tey sama yaram bi tey daal naa tëdd rek mais tout le temps loolu la lay andil mais boo fippoo nga jox nga ne déedéet nga fipp nga jox sa morom fippu jox keneen fippu jox ngeen bokk seen groupe xool suñu doom yi nan lañ leen mën a dimbalee parce que seen njàng école bi dafa grève mais école dafay grève xale yi di taxawaan waaw gën a am temps nag gën a nekk nag social media bi alors que am na xale yi primaire yoo xam ne am na xale yi secondaire yu nekk si école mën nañ leen a jël put leen en groupe di leen defal ay mat mbaa di leen liir loo waaw changement boobu yéen a koy andi loolu yëpp organisation la laaj yëpp organisation la laaj li ñu fiy wax nii yëpp joxuñu kenn ay ordre joxu kiiwuñu lu ñu xalaat la di ko dund fii ñu nekk fii nekk si suñu communauté bi di ko dund suñuy doom bokk si di ko def mu leen di avancer ñu bëgg ko share ak waa Sénégal bëgg ko bokk ak waa Sénégal ñoom aussi ñu mën ko def parce que lu baax boo ko gisee mu la neexee nga jël ko tricher ko appliquer ko kooku dafa daga loolu rek la de ñun suñu doom fii suñu bu ñu jëlee suñu cas manaxaraa bi mi dañu koy waxtaane suñu télévision mën nañoo toog toute la journée télévision bi du tàkk duñu ko sax waaw duñu ko seetaan de su fa mënti nekk duñu ko taal suñuy téléphone bu ñu waxee lu ñuy wax pare off nañu téléphone bi teg ko fële waaw suñu doom yi duñu laal téléphone toute la journée bu ñu ñëwee mën nañ leen may benn 30 minutes 1 heure de temps ñu xool seen téléphone dugg wax ak seen xarit yi génne ñu taal télévision pour 1 heure de temps fay nañu télévision bi reef nañu ñu ngi waxtaan suñu waxtaan mbaa ñu def suñuy jeu waaw pour que communication bi mën a jàll communication bi am solo communication bi ak xale yi waaw dafa am solo ni ngay communiquer ak sa waa kër dafa am solo foofu la defar di commencer ni ngay communiquer ak sa waa kër booy tànk communication baa ngi dox dañ ni communication mooy defar lépp mooy defar mariage mooy defar sa digganteeg sa yaay sa digganteeg say sœur sa digganteeg say frère communication mooy base bi dëkk yi dem guerre nii guerre yu bari guerre yi ngay gis nii yooyu yëpp manque de communication rek moo ko waral bu communication amee rek réeroo en général du am dëgg la mais pas lack of communication mooy indi yenn réeroo yi yenn malentendu yi lack of communication moo ko indi donc parents yi encore il faut ñu communiquer ak xale yi il faut ñu communiquer ak ñoom waxtaan ak ñoom xam lu nekk ci ñoom xam lan moo leen di metti xam lan lañu
lan mooy seen aspiration il faut ñu waxtaan ak ñoom pour mën a génne loolu si ñoom parce que xale rek la li nga ko xam rek la xam li nga ko xam rek la xam sooy waxtaan ak sa doom li nga koy xama rek loolu lay xam donc ñun parents yi ci biir kër yi encore ci biir kër yi lañ mën a changer àddina ci biir kër yi génn ci communauté bi comme ni ñu waxoon toujours mën a yow bi net loolu la changement di ñëwee ci biir kër yi lay commencer donc parents yi il faut ñu communiquer ak xale yi dimbali xale yi xool xale yi lan moo nekk seen bopp yi ñu xool lan la ñu mën leen fa orienter parce que xale bi soo xamee lan mooy aspiration rek di nga ko war a mën a canaliser foofu ci côté boobu mu bëgg a dem nga xool noo koy dimbalee mais bu fekkee xale bi yaa aspiration lii la yow sa bos lee la ah mais loolu du sotti kooku du sotti donc il faut ñu communiquer ak xale yi noonu lañ leen mën a dimbalee bi neen noonu lañ leen mën a dimbalee jërëjëf ñoo ngi ñëw suñu end émission si fermeture bi ni parce que dañ defoon benn research Manahra bi ñu doon xool ban social media yan social media yu mooy yu gën a positif yi ak yi ne moo gën a négatif mais bi ñu xoolee online yëpp gis nañ ne worst social media bi nga xam ne mooy bi nga xam ne moo gën a mën a dépresser xale yi bi nga xam ne nañ si ay research si lu mat presque 2000 xale mooy dépression yi ñuy gën a am bullying wax anxiety du ma anxiety right mooy anxiété en français waaw que ne xale yi koy am yëpp réseaux sociaux bi nga xam ne réseau social bi nga xam ne fa lañ koy gën a jëlee mooy Instagram boobu mooy the worst mooy bi nga xamante ne bi mooy number one bi ñu defee survey Instagram mooy number one bi nga xam ne moo gën a mën a dépresse xale bi mën a dépresse xale bi ñu ne lan mooy bi nga xam ne moo gën a baax bi nga xam ne nit ñi dañ koy seetaan am ay inspiration man fa jëlee lu positif ñu ne YouTube la YouTube moo gën a healthy pour xale yi YouTube mooy numéro 1 Twitter numéro 2 mooy numéro 3 Snapchat mooy numéro 4 WhatsApp bokkul sax si liste bi donc mel ni que WhatsApp donc bokk na si yi gën a bon négatif mooy yi négatif yi nga xam ne boo ko contrôlé mën na la andil musiba problème WhatsApp bokkul sax si liste bi donc xam ne moo gën a bon mooy Instagram xale yi nañuy éviter Instagram mu nekk ay photo based site la waaw xam ne ay picture lañ fay def xale yi di xool ku daax ku gën a rafet ku gën a am ay like kan la ñu gën a click photoom xale yi di am ay problème di si misérable complètement kay complètement waaw ku jóg dugal photo Snapchat la même chose donc YouTube am na ay vidéo yoo xamante ne mën na inspiré xale bi lépp loo bëgg sa doom jàng ko mbaa lépp loo bëgg sa doom gën ko mën a xool gën ko mën a seetaan boo duggee si YouTube bi nga type ko mu génneel la ko nga seetaan ko xale mën naa yendu si YouTube mbaa mu am fa 1 heure de temps mbaa 2 heures de temps jàng loo xam ne mën na dem école fukki at bu ko fa jàng waaw dañuy seetaan YouTube every single time nee nañu mooy numéro 1 bi gën a baax bi gën a bon mooy Instagram donc na parents yi def loolu seen xel dimbali xale yi suñu ñëw close suñu show bi si end bi aussi dañuy présenter li nga xam ne aussi bëgg nañ ko wax si show yi di ñëw muy électronique yi wax nañu si réseaux sociaux duñ si mas a jeexal dinañ si waxaat mais li nga xam ne bëgg nañ ko wax aussi si suñu show yi di ñëw muy électronique damage bi électronique di def si suñuy bopp exactement si suñu santé docteur yi def si ay research ñu siy wax chaque jour am na docteur ba nga xamante ne bi ñu ngi koy wax len mi si turam Martin Blanc def benn research University of Columbia lii ay information ya nga xamante ne yi sama oncle bu ñuy wax Pape Gorgui Diop moo ma ko envoyé woon santé sa santé ni ko électronique di yàqee ak ñoom ni ñu demee ba gis ne cancer cérébral dafa triplé léegi si jeunesse bi cancer cérébral mi nga xam ne mooy bokk na si cancer yi gën a bon léegi dafa triplé si jeunesse bi ndax lan électronique bi chips yi nekk ci biir électronique bi voilà chips yi nekk si biir électronique bi di yàq brainu xale yi so xale bi bu fekkee dafa yendu si téléphone yi nekk si télévision bi nekk si iPad bi nekk si computer bi brain émerge bi muy def nekk na loo xamante docteur yi nee na mënuñu ko nattafe nee nañ nag woote nañ fu nekk dugg nañ fu nekk pour wax leen que dem nañu ba Nations Unies wax leen ne lii dans l'avenir du ñu amati ay jeunes
mais people don't care ñi kay def pour am si ay billionnaire lañu ñoom ñëpp ay milliardaire lañu presque mais seen yoon xaalis lañu lijjanti su ko def en tant que parent yaay xoolal ñaata si xaalis la ñuy def si téléphone yi xoolal ñaata si xaalis la ñuy def si suñuy computer ñaata si xaalis te xale bi yenn saa yi sax du am lu mu lekk waaw te bu wér donc nañu réduire exposition wu téléphone bi si xale yi raa bi defoon aussi ay research si xale yi nga xam ne ñoo yore seen téléphone raa bi I think si sa conclusion mën nga dugal lool mais waaw effet biologique bi électronique bi def si suñu yaram il faut ay xam ko wàññi exposure bi si xale yi téléphone yi ñuy yore di ko def si seen noppa yi effet bu muy def c'est catastrophique exactement moom kay dañuy dem ba wax sax daal ni par exemple xale yi par exemple ni ñuy jëlee téléphone yi par exemple di tëdd ak ñoom ci lal bi 81% xale yi bu ñuy tëdd dañuy ànd ak seen téléphone di ko charge ci kaw lal bi très dangereux parce que am nañu bari ñu ci dee ci loolu ci charge seen téléphone bi amul enough air ci suuf donc fixe yi daal di tàng mu daal di créer lakk te lakk bi ci gën a grave moom mooy da ngay balaa ngay li lay rey sax mooy carbone dioxyde bi nga xam ne moom ngay inhale mooy li ngay nooyi moo lay rey sax balaa muy takk tu vois donc am na maa ngi doon xool rek temps yee passé rek benn ci news yi benn xale ndeysaan mi ngi graduate mais loolu moo ko rey te mi ngi graduate demoon di seeti yaayam papaam loolu moo ko rey tu vois donc ñuy wax li nga xam ne moom la téléphone yi def te loolu aussi il faut ñuy yecc nit ñi xam nga peut-être am na ñu ko xam mais dañuy comme li ma wax rek au départ dañuy waxtaan di sottante ay xalaat ku nekk loo xam nga jox sa morom mu jàng ci tu vois donc yooyu yëpp téléphone yi da ngay ñu def aussi ay recherche que xale yi dañuy téléphone yi day dem ba ci biir douche yi 48% dañuy ànd ak seen téléphone bu ñu duggee ci biir douche yi donc yaa ngi téléphone bi 24 heures sur 24 mais loolu il faut mu am ay effet négatif ci yow il faut mu am effet négatif ci yow donc il faut ñu xool ni ñuy utiliser appareil électronique yi ni ñuy utiliser social media yooyu yëpp il faut ñu xool ko doser ko parce que lu ëpp rek daal di indi lu ëpp rek day indi li ñu naan lu ëpp tuuru lu ëpp rek day indi ay problème donc il faut ñu xool ni ñu ko canaliser parents yi xool ni ñu canaliser seen bopp ci social media yi mën ko wàcce ci xale yi dafay commencer dëgg la bon ñu dégager point yi nga xam ne mooy yi am importance mooy parents yi nañu get involved bañ a bàyyi xale yi ñuy spend time bu bari parce que dañuy dem ba dañuy am addiction waaw nañu bu ñu encourager aussi xale yi ñu nekk ci téléphone yi all the time nañu limiter temps bi waaye loolu bokk na nga xam ne ñu réduire exposition xale yi ci téléphone yi pour seen santé kooku dinañ ci waxaat ci yeneeni show ndax santé publique bi c'est menacé à cause de ces produits nga xam ne mooy électroniques yi donc toog ak seeni doom waxtaan ibbi seeni kaye di lire di waxtaan li nekk ci école bi xam nga même bu la jaralee nga xaaya boo yore ay doom yu ndaw nga employé xale yi nga xam ne ñu ngi ci ay bac ay terminal pour ñu toog jàngal say doom nga fay leen xaalis moo gën say doom nekk ci téléphone yi ak ci réseaux sociaux yi donc am na yu bari yoo xamante ne yi duñu noppi di ko wax parents yi parce que bu parents yi yëpp yu bari di ko def société bi mën na changer effectivement ci bu wér waaw lépp lu ci Sénégal dina fekk yéen ngeen préparer seeni doom ba yooyu du jaaxal xale yi ay vision bind seeni vision topp seeni vision jël seen temps nag xam nag lañ koy utiliser ci vision boobu ñu xam ne moom ñu am te parents yi aussi dimbali xale yi xam seen aspiration dès le début ñu mën leen ci jàppale canaliser leen ci côté boobu très important aussi remercier jërëgeen jëf thank you so much Rabi thank you Njawar ñoo ngi remercier suñu mbokk auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm yàlla defal leen jàmm yéen ñëpp fépp ngeen nekk yokk xéewal yi wàññi jaaxare gi xam nga ñun ñëpp yàlla dimbali ñu sàmm ñu nag sàmm suñu njaboot ndax li di xew ci monde bi kenn xamul lu mu doon yal na nu yàlla sàmm suñu njaboot sàmmal ñu suñu Sénégal yal na nu yàlla sàmm suñu Sénégal ñun ñëpp bokk ko jërëgeen jëf thank you so much merci beaucoup jërëgeen jëf man dégloo ci suñu kër FM seeni kër laa